MJN Sport, la chaîne des jeunes talents. MJN Sport, la chaîne des jeunes talents. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de notre chaîne. Maradona, Pelé, Zidane ou plus récent, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Sadio Mané. Tant de grands noms qui font rêver des centaines de jeunes du monde entier, plus particulièrement en Afrique. Jouer dans les plus grands clubs du monde ou arborer le maillot de son pays constitue leur ultime motivation. Mais le passage du rêve à la réalité demande beaucoup d'efforts et de sacrifices, sans compter de la chance. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. bismillah barki borom Touba waaw ñu ngi siyaar ñëpp ñu ngi siyaar ñëpp di siyaar ñëpp di leen wax ni que Ousmane Cissé nekk un jeune joueur un jeune footballeur boo xamante ni ngi évoluer dans le monde du foot. waaw par rapport ci nan laa def ba tombé amoureux du football. waaw ma juddu ci milieu football mën naa ne parce que dama bokk ci famille boo xamante ni football rek lañ bëgg, football rek la ñuy def. Comme mën naa citer sama nijaay bi nga xamante ni Seydou Traoré, quelqu'un qui a œuvré dans le milieu du foot sénégalais, boo xamante ni nekk na meilleur buteur championnat Sénégal, meilleur buteur coupe du Sénégal, waaw nekk ancien international, joueur de la Linguère, joueur de Jaraaf de Dakar. waaw boo màggee ci seen kanam nga xam ne ñoom football rek la ñuy suivre, doo def lu dul bëgg football. Aussi sama turandoo nekk koo xamante ni da doon œuvrer ci milieu football. mën naa di œuvrer ba tey ci milieu football parce que c'est le président de Louga FC, aussi nekkoon ancien président Ndiambour de Louga. football bi mën naa dañ ci juddu parce que lépp suñu famille si suñu kër lañ ko daan décider et tout affaire yooyu. boo juddoo aussi nekk xale, man sama fo yëpp bal la ma sa nekk, comme li sama yeneen morom yi daan fooye ay égat wala leneen ak leneen mënuma ko woon sax. man à chaque fois dañ ma daan jëndal bal, aussi daaw ma dem fenn ci kër gi laa daan toog, bal bi su ma jàngiwul bal bi laay jël dóor ko ci miir bi, ñëwaat ma orienté ko dóoraat ko nele, wala may football yi ak sama gars yi affaire yooyu noonu.
mu nekk loo xamante ni daf ma topp depuis xale comme li ma sama yaay daan wax yow téema laa xoojal bal jox la nga naan pour nga may nit ñi jàmm voilà mu nekk loo xam ne daal ku ñu xam rek tey jii ci football nga ñu xam parce que amour la boo xamante ni xëy na suñuy parents ñoo ñu ko transmettre ba tey jii ñu mën di ko wéyal te nous espérons aussi transmettre cet amour suñuy doom suñuy jarbaat suñuy ñëpp ndax football loo xamante ni lu noble la lu sport bu neex la voilà. waaw comme li ñuy wax ñu ne que dañ may décrire comme benn joueur bu élégant et très aimé waaw dañuy sant yàlla parce que jàmm bu ne boo sañoon ci lépp li nga xamante ni yaa ngi ciy yëngatu mu am ñoo xamante ni bëgg nañ la sopp nañ la ci loolu moom sant yàlla lay doon te motivation aussi lay doon ci yow mi nga xamante ni yaa ngi ci mbir mi di ci yëngatu waaw parce que dafa neex daal nga toog ci li ngay def nit wala nit envoyé la message wala nit nga romb nit mu téye sa loxo conseil la ne la yow rek laay suivre dafay neex trop nit ñi duñu xam sax li nga xamante ni ñu koy def ñun ñi nga xamante ni maanaam ci suñu modeste personne nga wax ñu maanaam cofeel bi nga am ci li ñuy def dafay neex trop parfois ma jot ci message yoo xamante ni daf may toucher trop damay toog ma ni suñu borom rek moo mën lii parce que ñun fooguñu sax nit ñi dinañu suivre wala dinañ xool li ñuy def wala affaire yooyu noonu mais daf ñuy yokk jom daf ñu yokk aussi motivation parce que tey jii dafa neex trop nga toog nit woo la téléphone wala nit envoyé le message di la wax ni la que li ngay def daf ko neex affaire yooyu dañ ciy kontaan trop nag di wax que ni que ce n'est que le début du commencement incha allah dinañ gën a yokk jom dinañu motiver daal waaw par rapport ak élégance bi ñuy wax ci terrain waaw je pense que c'est quelque chose de très naturel je pense que mbir la boo xamante ni ñun tey ñu ko sax suñuy jouer dañuy jouer ak suñu xol déjà pour ñun football bi c'est un plaisir boo xamante ni c'est à partager parce que tey jii li ñuy ressentir pour ñun moom lañ leen di jox te aussi comme ñun milieu bi comme li ñuy jouer poste bi nga xam ne ci lañ nekk dañu nekk poste boo xamante ni dafa am solo trop ci terrain maanaam modérateur nga maanaam mën nga di yëkkati rythme bi mën nga di wàcce rythme bi te déjà loolu boo koy def faaw nga ànd ceeg xol bu neex pour man waaw parce que déjà li ngay yëg moom nga yëgalaat te tey jii boo footballee ba pare te sentiroo ko rek jàppal ni jour boobu raté nga sa match complètement te incha allahu rabi dinañ ci gën a yokk dinañ ci gën a bàyyi xel mais nag c'est quelque chose qui vient naturellement voilà. waaw par rapport ak sama poste de prédilection numéro 10 la numéro 10 waaw milieu offensif j'aime bien jouer ci centre jeu bi daal numéro 10 mais comme li ñuy wax nag joueur moom da ngay adapté wu rek parfois di nga am coach yoo xamante il préfère te voir jouer sur le côté parce que ñoom fa lañ lay gën a gis parfois di nga gis coach yoo xamante ni dañ lay bëgg a dem jouer le milieu récupérateur comme numéro 6 ci entre jeu bi ça dépend en tout cas poste bi nga xamante ni ci la ñuy gën a sentir suñu bopp à l'aise daal mooy numéro 10 parce que moom lañ gën a xam ci moom lañ yàgg nañ ko jouer aussi waaw sama style de jeu waaw ça dépend parfois je peux jouer je peux jouer simple mën naa jouer simple parfois comme information après doog a jouer comme une touche parfois deux touches ça dépend ci li nga xamante ni moom la laaj instant boobu noonu mais li may jouer lu ci bari mooy j'utilise la technique déjà la technique parce que pour man élément bu fondamental la bu am solo waaw mais nag simplicité dafay mën na inclure technique tamit parce que parfois tu peux être technique mais simple mooy loolu comme liñ may wax lu ci bari comme yenn coach yi liñ may reprocher lu ci bari ñu jouer avec la simplicité j'aime bien ce style waaw parce que ci lay jeu di gën a gaawee aussi ci ngay mën a bette adversaire voilà. waaw par rapport ak suñu
par rapport ak suñu passage suñu parcours jusqu'ici waaw jaar nañ ci coach Adi ñu koy saluer de passage waaw à bas âge lañu jaar ci moom mu jàngal ñu les b.a.-ba du foot maanaam contrôle passe information avant réception mu nekk loo xam ne lu am solo la ci suñu jaar-jaar parce que jàngal nañu lu bari waaw après ñu jógee fa yàgguñu fa tuuti ñu jaar ci Dame Diack mooy école de foot Erkana fa jaar moom aussi mu nekk ku baax Dame jàngal ñu lu bari ñu jaar ci Ferdinand Coulibaly mooy passage école football bi nga xamante ni yàggul mais jaar nañ ci fu bari waaw ñuy nuyu Seydou aussi de passage ak Nena Galle waaw après aussi ci lañ dem suñu joué cadet ci lañu dem GFC muy Guédiawaye football club fa lañu joué junior après bi ñu joué GFC ñu jaar Canal muy AFP ñuy saluer aussi le président Ousmane de passage di saluer aussi coach Amdiko GFC il a beaucoup fait pour nous aussi après nag ci lañ ñëw GS Foot Academy nekk benn centre de formation bu baax boo xamante ni jàppale nañu bu baax ci suñu carrière aussi ci suñu jaar-jaar waaw parce que président Assane Fall nekk ku baax koo xamante ni yaatal na mbir yi bëgg nañu trop waaw malgré que parfois du ñàkk ñu mu bousculer ñu mais dañuy xam ni cofeel bi mu am ci ñun moo tax mu koy def ak le coach Fadel Fall bi nga xamante ni ba dem ci guddi dañuy déggante du tàyyi ci envoyé ñu ay message di ñu conseiller ak di ñu yedd di ñu wax ci lu baax affaire yooyu noonu parfois boo xamul sax da ngay jàpp ni kii daf la bañ wala dara mais boo xoolee ba ci biir da ngay xam ni lépp lu mu lay wax ci sa intérêt rek moo tax mu koy wax waaw après nag ci lañ jaar Avenir FC fa la ñuy jouer instant bii ni mu nekk un club de National 2 fa la ñuy évoluer par le biais de Adama Mbaye mu nekk koo xamante ni yor nañu teraanga ñu dem rejoindre club bi nga xamante ni fa lay évoluer moom mu nekk aussi waaw bu dee cursus nawetaan moom mën naa ni lépp teraanga laa ko joué sama carrière ci nawetaan yëpp mën naa ni cadet laa joué yeewu waaw mu nekk sama quartier aussi ci laa joué teraanga ñu defal ma lépp vraiment mu nekk équipe boo xamante ni bu ñu xamee tey ji kan mooy Ousmane dëgg c'est par le biais de l'ASC Teranga vraiment mu nekk club boo xamante ni def na lu bari ci man marqué na ma trop un club de cœur vraiment boo xamante ni tey ji sori na trop ci ñoom ma njëkk a jox brassard responsabilisé ma nekk fa capitaine aussi di évoluer ak ñoo xam ne certes ñoo ma mag mais tey ji leadership pour man ça ne dépend pas de l'âge pour man leadership ça dépend du caractère ak aussi nit ki fan la ko mbir yi toll quoi pour man voilà sama passage mën naa ni foofu la aussi Teranga ma rejoindre ko par le biais sama frère Mame Babou Doumbala ñu gën ko xam ci Baba Lass koo xam ne il a beaucoup fait pour moi il a beaucoup fait pour moi mënuma sax wax ci moom noonu daal sama cursus daal mën naa ni foofu laa koy tënk daal voilà. waaw suñu rêve ci football mooy comme tout jeune joueur comme tout jeune footballeur tey jii li ñuy rêve mooy tey jii mooy signer pro ba dimbali famille bi dimbali képp koo xamante ni yaakaar nañu parce que dañu tànn sport boo xamante ni dafa métti trop on a choisi un métier bi nga xamante ni c'est très difficile de réussir déjà faw nga am patience faw nga am aussi mental de fer vraiment un mental de fer surtout parce que bu dul loolu tu vas lâcher prise dès l'instant même bi nga xamante ni am nga ci sa premier échec wala xool nga doxul mais faaw nga am mental bu baax aussi nga am entourage boo xamante ni ñoom dañ lay support dañuy sonn trop ci say mbir
pour nga mën ci réussir. Vraiment notre plus grand rêve, notre plus grand souhait, c'est de devenir pro à tout prix. Voilà moom kese ci loolu lañ focus, ci loolu la ñuy xalaat, ci loolu la ñuy dox. moo tax à chaque instant bu ñuy entraîner dañuy mel ni comme dof parce que y a une famille qui nous attend derrière. Voilà te waruñu leen décevoir mooy loolu daal. te aussi loolu la ñuy ñaanal képp koo xamante ni mi ngi takk daalam di football di ko wax ne ko voilà dina baax incha allah dina baax ndax loolu lañ gëm ñun voilà. waaw suñu idole moom ci football moom suñu idole yaakaar naa waaw ñu bari xam nañ ko bu ñu gisee ñuy jouer ñu bari xam nañ ni ñun suñu idole ci football mën nañ ni au début dañ daan suivre Ronaldinho bu baax a baax Ronaldinho lañ daan suivre ay gestuels am yëpp moom lañ daan def moom lañ daan essayer di ko répéter suñuy jouer mais football loo ci gën di nekk da ngay gën di évoluer da ngay gën di gis ay mbir yu bees affaire yooyu. moo tax on aime bien le style de Neymar, le style de jouer de Neymar bëgg nañ ko trop mun naa ni buñ dee xool idole moom waaw Neymar la ñuy xool mais du côté positif pas son côté négatif. Voilà parce que pour man nit ki boo ko bëggee wala nga koy roy da ngay jël li nga xamante ni moo baax ci moom nga koy appliquer. li nga xamante ni aussi moo bon ci moom comme ñëpp la perfection ne fait pas partie de ce monde. li nga xamante ni moo bon ci moom nga tegee ko de côté. Voilà. waaw sama message pour la jeunesse pikinoise dafay nekk ni que jeune bu ne war na fexe ba ci li nga nekk nga góorgóorlu ci bu baax a baax jëm ci bay sa waar loo mën te nga gëm sa bopp. pour man ni may doxee loolu laay wax quoi. pour man jeune bu ne war nga mën a gëm sa bopp nga yaakaar ku dul sa bopp nga jéem a amal sa bopp lépp loo xamante ne yaa ngi ci nga bay ci sa waar nga bañ ku la ci xeeb aussi bañ ku la doyadal aussi nga gëm sa bopp daal mooy li nga xamante ni moo tënk lépp. voilà nga nekk ci li nga xamante ni moo lay avancer te lépp loo xamante ni jeune mi ngi koy def ak tout jeune lépp loo xamante ni yaa ngi koy def balaa nga def dara bul xalaat kenn mun nga bañ a xalaat kenn mais nga xalaat sa yaay nga xam ni tey ji lépp loo def lu négatif ci moom lay répercuté wu. bu dee lu positif da nga koy bokk ak ñëpp mais lépp looy def ci àddina xalaatal sa yaay ndax taxawaay bu am solo la am ci doom te bu ñëpp defee noonu incha allah jàmm rek mooy am. voilà aussi la non violence li ñuy wax maanaam ci doomu aadama pour man xel mu sell ci nga war di œuvrer. voilà lépp looy def nga def ko ak xel mu sell aussi ak lépp looy def nga xalaat bu ñëpp doon def noonu est-ce que dina baax. voilà pour man nit ki boo dee xalaatee noonu voilà lépp looy def rek ci yoon nga koy teg voilà. waaw un mot pour l'équipe nationale du Sénégal. waaw dañ leen di ñaanal rek te xam ni ñun lu ñu bëgg benn rek ñoom bëgg nañ ko 10 parce que ñoom ñooy principaux acteurs yi nga xamante ni ñooy nekk ci biir terrain bi. J'espère que cette fois sera la bonne parce que boobu tey ñu ngi essayé te coupe bi moom ñun ñëpp ñoo ko soxla ñun ñaan nañ ëllëg ñoo représenté suñu dëkk comme tout jeune joueur di leen wax ni que yàlla baax na suñu borom dina defar lépp. et j'espère que cette fois sera la bonne et ñun ñëpp nañu booloo ñu yokk ñaan yi taxaw ginnaaw gaynde yi suñu borom dina defar lépp incha allah. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jiital ci sant bi sama yaay di ko sant bu baax a baax sama papa di wax moom ndax sama xarit la moom sama waay voilà di sant ki nga xamante ni nag mooy Mame Baba Goumbala ki ma wax sama ci émission bi mooy Baba Lass koo xamante ni gëm naa ni bu ma ko jëndaloon kër oto taxul ma fay ko li nga xamante ni mooy borom ñu ñaan yàlla ñu bàyyi ñu ci kanam ak kanam incha allah rabbi di sant aussi ki nga xamante ni mooy As Gueye
waaw mën naa ni sama passeport moo yëkkati 20 000 francs jox ma ko ne ma jëndal quittance mu nekk geste yoo xamante ni du ma ko fàtte di sant Mato Mbodj waaw sonn trop ci man aw ma fayam waaw di sant aussi sama mag bi nga xamante ni moom laa nekkal muy Momar Talla Cissé sama waay la mënu ma wax ci moom toog di sant aussi ki nga xamante ni mooy Khadim Samb sama frère nag koo xamante ni da ngay tëdd nii ngeen waxtaan ba fa def ba ku ne nelaw kooku sa waay la di sant yaayam mi nga xamante ni yaay bu bëgg njaboot yaay boo xamante ni day sonn ci njaboot trop amuñu fayam ak toute sa famille aussi di sant ki nga xamante ni mënuma lim ñëpp certes mais am na ñoo xamante ni su ma ko tegee ci ñoom dinañ ko yëg ku ci mel ne Sidi Si waaw sama waay la mën naa bañ a wax ci moom trop mën naa ko jox nuyoo bi mu yeggale na ko waa néeg ba yëpp gars yëpp maa ngi leen di siyaar di leen nuyu di kontaan ci ñoom bu baax a baax di nuyu aussi quartier bi nga xamante ni laa nekk di quartier Yeewu di leen siyaar bu baax a baax waaw ak waa Teranga aussi di leen remercier waaw di kontaan bu baax a baax aussi mënuma fàtte sama turando ki nga xamante ni mën naa ne mooy sama référence mooy sama lool ci moom daal laa xam ne mënuma sax wax ci moom lu bari parce que fi ñu jaar man am moom lépp lu ma defal lépp depuis sama enfance aw ma fayam waaw di ñaan yàlla mu yàggal leen fii lépp loo xamante ni am nañ ko ñu bokk ko sans pour autant oublier ki nga xamante ni mooy Modou Lo borom marque original dans les arts bi nga xamante ni moom lañ sol nii pour képp koo xamante ni bëgg na ci nga contacté ko ci 77 746 15 08 77 746 15 08 di ko woo nag pour mu ñëw jàpp ci émission bi bu baax a baax parce que gis naa ci njëriñ képp koo xam ne soxla ko infographie et tout mën nga ko contacter bi moom boobu nekk bu baax vraiment di ko woo nag mu ñëw jàpp ci émission bi bu baax a baax waaw di remercier ñi nga xamante ni ñooy MGN Sport sur l'émission Talent à suivre vraiment mu nekk émission boo xamante ni pour man jeunes joueurs yëpp dañ ci gis seen bopp waaw bu ñu gisee nag ba ñëw defal ñu émission dañu ciy sant waaw ci di kontaan bu baax a baax di remercier Papa Ndaw mi nga xamante ni mu ngi contacté nekk un frère boo xamante ni yàgg nañu gisee depuis moom ñu joué football waaw moo ñu dàqoon football ñun ñëpp voilà di sant aussi son petit frère bi nga xamante ni moo yor wàllu audiovisuel yi tout affaire yooyu di wax ni que initiative bu rafet la parce que di jour yi dañ ko soxla parce que pour ñu mën a wane seen bopp pour nit ñi mën a gis voilà di wax ni ko na ci ñëpp jàpp émission la boo xamante ni tey jii dafay promouvoir jeunes footballeurs yi nga xamante ni ñu ngi ci suuf yoo xamante ni ñu leen gis di kontaan bu baax ci seen taxawaay di kontaan bu baax ci seen présence di ñaan yàlla képp koo xamante ni yaa ngi xool vidéo bi nga dem ci MGN Sport nga bës cloche bi nga abonné nga yokk follow bi comme ça ñu mën ko jàppale pour mu gën a teel voilà merci beaucoup kontaan nañ trop ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kontaan nañ trop merci beaucoup à la prochaine. waaw moom dañuy sawar pour mën a wax ci moom quoi ndax dèjà dama naan man même bu dul aspect sport bi sax yar bi ñu am rek day tax ñu sonn dañu am ñu jot xam tey ku ñëw boo gisee ñu ànd ak moom ci liggéey rek dañuy fekk mu nekk xale bu sawar lool jàmbaar la liggéeykat la doo ko teg mu dara ba nga dégg wala nga gis ci moom kanamam daray sant wala yu mel nii liggéeykat la jàmbaar la ñu koy ñaanal yàlla suñu borom def ko pour mag am na talent bi mi ngi liggéey ci loolu xam nga xale nag su ma leen noonu ne rek moom ñu jàppale ko ñaanal ko yàlla suñu borom xam nga dawal sàmm ko tamit di ko ñaaxaat bu baax a baax ci li mu nekkoon mu ko ci kolli pour affaire amul secret sport liggéey kese la sport amul secret liggéey la xale la mais gën a dolli liggéey bi xam nga jàmbaar la yàlla suñu borom sural ko ñu dégg fi ñuy dégg dóor yu mag yëpp am nañ ci moom yaakaar bu baax. salaam sama gars yi ñu leen di siyaar bon man la Khadim Samb ay dëgg fii Pikine Tali bu mag
waaw di copain Ousmane Cissé quoi. oui. MGN Sport. Ousmane la chaîne des jeunes talents. mën naa ni football moo tax ñu xamante quoi moo tax ñu gën a miinante quoi mais à la base genre mënoon nañ bañ a xamante quoi ndax man ak moom bokkuñu woon daaw ñu fréquentante mais benn année lañ bokk teranga suñu première année man ak bokk première année genre ñu nekk comme ay frère quoi man dama ko jàppee comme sama rakk quoi en fait ndax mën naa ni sama moroomu rakk la moom tam mu jox ma cëru grand frère ñu dem ba duggante man ak moom miinante xamante lépp quoi genre xam naa ci moom lu bëri way gaañ bu cool la wax dëgg fa yàlla amul benn problème quoi amul benn problème xolam a koy tooñ ndax genre li mu yéene boppam la yéene ñëpp quoi en fait amul problème ak amul xarma yàlla kenn genre day foo ko fekk day kaf day rey bien vrai que des fois mu mer loolu du si ñàkk mooy loolu ndax góor bu nekk moom y a des moments yoo xam ni mooy loolu quoi yéen a ma gën a xam mais en gros daal genre gaañ bu cool la quoi gaañ bu cool la bien vrai que bëri na tiital nag waaw loolu rek laa koy jooyal bëri tiital waaw mais bon ñu ngi koy ñaanal yàlla sottil ay mbiram quoi voilà ndax bu dee talent kese macha allah quoi am na ko waaw dañ koy ñaanal rek yàlla sottil ay mbiram waaw te mu gaaw quoi yéen a ma gën a xam allez gars yi big up